dibeer fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2021 mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar daañ ko door ak mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne bi mu ñu ganesee ba suñu jon yàllaay tey nag ñi nga xam ne génn nañ ci àddina seen ak lim ëpp na juróom benn téeméer ak lu ko toftal waaye jàpp leen ne niki démb lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama daal nañu toftalu ca woowule lim ñetti téeméer ak fukk ci ay cas positif la ñu am variant britannique bi nag fi ci réew bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci professeur Souleymane Mboup lawteefu ko woowule virus mi ngi gën di bari ba tax itam moom ci boppam gis ngeen ko noonu muy dànkaafu askan wi ku ci nekk ci ñun mën a wekk sa bopp wekk sa morom di ngeen dégg ay kàddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati ci wile jotaayu xibaar ñi yëngu ci wàllu njaayum ginaar diwaanu Thiès jamono yi nag ñu ngi nekk ci ab crise wu tar ndax itam xam na ne jàngoroy coronavirus am na yenn ci ay tagatémbe yoo xamante ni daal na koy def ci woowule secteur ginnaaw bi tam grippe aviaire yi nga xam ne gis nañ ko ca diwaan bu Pout ak itam yokkuk njëguk aliment bi ba tax ñoom ci seen bopp ñu ngi bëgg ñu daal di saytuwaat mbir mu ni mel génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadou Malayni Ould Cheikh Beya niki démb nag xam ngeen ne moom moo nekkoon xalif général bu Cheikh Beya Aydara ca atum 1992 ba suñu jon yàllaay tey niki tey daañ ko jébbal boromam bu juróomi waxtu jotee foofee nga xam ne moom moo di ca Nimzaat mbokk yi li léppi ponk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu doore xibaar yi nañu ko junjee woon jàngoroy mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppaleen ne ni ki démb lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñetti téeméer ak fukk ci ay cas positif la ñu am ginnaaw bi nag ñaari junni ak juróom-ñetti fukk ak ñett ci ay test la ñu def téeméer ak juróom fukk ak ñetti cas contact téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ jàngoroy coronavirus te xamuñu rek fan lañu ko jëlee diwaanu Kaffrine la ñuy dem foofee nag jàngoroy mbas meeg tolluwaayam li mu doomi aadama yi nga xam ne nag ñoom ñoo ci jot a génn àddina ci ñaareelug vague bi nag toll nañ ci juróom benn waaye tam centre de traitement wa nga xam ne moom moo fa nekk nag jamono yi lot na ci am ay jumtuwaay ay doomi aadama yoo xamante ni itam ñu ngi fay liggéeyee nag zalika naka noonu bu ñu sukkandikoo ci docteur Youssoufa Dansokho moom mooy médecin responsable du service d'accueil des urgences et du centre de traitement des épidémies dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Omar Ndiaye. ba épidémie bi commencé ba léegi centre bi fanweeru malade lañ jëlagum si fanweeru malade yooyu ñaar fukk ak ñeent yi wéer nañ ba ñibbi seen kër ñaar ñoo des ak ñoo des fu mu toll nii ci centre bi ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan ñaar transféré nañ évacué nañ leen benn bi Kaolack bi centre de traitement bu nekk Dalal Jàmm ñi nga xam ne dañuy wax cas grave ñooñu dañ leen di yóbbu Kaolack parce que ñoom dañuy soxla réanimation ñi leen ñuy wax cas critique mooy ñi nga xam ne ñoom seen bos moom vraiment dafa xaw a compliqué ñooñu dañ leen di jéem a yebal Dakar benn médecin rek moo fi nekk actuellement mooy man maa fi nekk comme médecin en même temps man maa yor urgence benn plaidoyer envoyé ko ministère pour que ñu yokk nit ñi ñu yokkal ñu nit léegi nag ñoom jot nañoo jël ñeenti infirmier ak ñu ngi waxtaan ak benn médecin pour que ñu ñëw indi leen ci CT bi parce que fii nii centre bi fii nii amul oxygène miral ndax centre de néphro la woon néphro la moo fi waroon a nekk mbas mi ñëw ñi jël ko transformé ko def ko centre de traitement fii prévoir nañ ko ba fukki malade ak juróom-ñett. mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq bu ñuy door yi la jotaayu xibaar variant britannique fii ci réew bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci professeur Souleymane Mboup di xam ne rek ne lawto fukk virus boobee nga xam ne mi ngi gën di bari fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam muy dànkaafu askan wi ñu daal di def kéem kattan ngir rek mën a feggu ngir tamit li mu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken daal di wàññeeku dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ahmadou Bamba Samb. dañuy wax ndax am na différence ci ni muy manifesté woo kooku moom en tout cas xamaguñ ko ñun personnellement te gisaguñ ko ci li ñuy lire donc loolu moom tax na ba nga xam ni peut-être benn mi-temps yi liñ ci gis mooy xaj na nit ñoo xam ni xaw nañu am yenn âge yi peut-être lim fay gaañ mooy xaw a gën a bëri tuuti mais loolu bëreegul noonu donc amatul vraiment différence bu ñu gis ci moom ak yeneen kii virus yi fi nekkoon avant
donc xam nañu famille yu virus la rek mais gisuñu dara loo xam ne en tout cas ci ni muy manifesté woo war na différent ci yeneen virus yi. mbas mi ak i njeexitalam xam ngeen ne laal na secteur de l'artisanat bu baax a baax ba tax itam jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi nag jamono yi bi ngi wëy ci yenn ci ay région fii ci réew bu Sénégal ngir jébbal ndimbal li nga xam ne nguur bu Sénégal daal dina koy ficci ci loolee nag toll ci 20 milliards ak juróom ci suñu ay koppar ma nga woon ca diwaan bu Sikicoor dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. Président de la République ci mbaaxam ci yaatoom ak ci yërmandeem moo gis ne que secteur de artisanat dañoo jànkuwante ay jafe-jafe yu tar mu am benn somme bu 25 milliards moo daal koy jagleel artisans yi pour dimbali leen ci mbas mi nga xamante ne moo leen laal. loolu moo tax nag ñun ñuy def cérémonie de lancement maanaam wax ñëw jege si askan wi pour wax leen ne que président yónnee na leen ndimbal boobu nag suñ ko xaymaa 150 000 la artisan bu ne ku ci nekk di nga ko jot ni ñu koy jotee nag moom mooy région bu ne ca la nga bindoo la ñuy xayma daal di seet ci biir 5 milliards yi ci lan nga ca mën a jot ñu daal di la koy jox noonu lañ ko gisee. loolu nag moo tax ñuy suñu tànk tey fii ci Casamance nga xamante ne région naturelle de Casamance pour gisanteeg ñoom bi ñuy def dimbal artisan yi ay jafe-jafe yu mag lañu am xam nga ndax lan ndax artisan yi binduwuñu ci njëlbeen dañ ne woon ndimbal li ku binduwul doo ci am waaye ba ñu xaymaa ñu gis ne ñi bindu bariwul loolu moo tax ñu yaatal ko ba nga xam ne ñi bind ak ñi binduwul ñëpp la ñu bind. diwaanu Wuro Sogi foofee nag bëgg nañoo baral li nga xam ne rek moom moo di xeexuk waame mi fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam yenn ci ay jumtuwaay daal di nañ koy jot lu ci mel ni ab scanner waaye itam daal di leen dolli ab médecin anesthésiste réanimateur boo xamante ni daal di nañ koy affecté ca hôpital bu commune wa jàppale ni itam directeur wu yees wu centre hospitalier Bafane nag jamono yi daal di nay solaat blousam ngir rek daal di baral li nga xam ne moom moo di xeex bi diwaan bu Matam Ali Bandel Ndiang. xibaar bu neex bi ñeel mboolem askan wi yeewu fii ci diwaanu Matam ci wonoy mbas mi nga xamante ni lii di Covid 19 bàyyiwul benn yoon cas grave yi niñ ci gën a bëri dañoo ñàkk seen bakkan ab médecin anesthésiste réanimateur bi ñu doon xaarkat yegg si na fii ci Wuro Sogi. bu ñu naan évacuer malade fii ba Touba ak Dakar mu cher lool ak risques yi mu am ak tardement yi am ci faj mi kii itam bu fi taxawee suñu xel dafay dal en tant que képp kuy médecin ndax sooy opérer sa malade wala sa malade. nekk li ñuy wax comme tey ci kaaw Covid bi boobaa da ngay xam ne sa xel dal ndax borom xam-xam gi boo xam ne am na lu mu ci man lu ñu mënoon avant soo gisee nag xëy na mu manqué woon ci réew mi ñoom wax dëgg yàlla seen formation yombul te ñi ci sawar bëriwul donc bëriwul woon noonu ci réew mi kon suñu yàlla dogalee ministère de la santé ak bonne volonté yi liggéey ba ñu affecté ñu ko mu nekk fii moom itam mu accepté bëgg vraiment li muy def ñëw fi dañuy sant di ñaan rek dañ ko accompagner ci wàllu matériel. beneen nouvelle itam bi ñëw ngir soulager askan wi fare ci diwaanu Fouta di ab scanner bu yanj bu bees tàq bi nga xam ni moom it yegsi na gannaaw bi ñu amalee tukki ca l'hôpital bu Wuro Sogi ñu fekk fa technicien benn entreprise italien ñu nekk di jeexal liggéey yu jëm ci wàllu plombage site bi. njëkk a def ci réew mi moom la ñu defee fii installation bi nag blindage lay doon moom mooy la nga xam ni lépp dara waru fi génn ci salle bi. scanner ñëpp xam nañu dafa am radioactif moom mooy benn courant waru fi mën a génn pour aussi mu am la nga xam ne sécurité médecin yi ak patient beeg yëpp. sant aussi ministère de la santé di wax ne matériel bii di scanner bi lu ñu yàggoon a séntu la parce que soo ko amee dana yombal liggéeyu médecin yi ñi xam lan moo dal nit ki man ko faj nu mu gën a gaawe te surtout xam ngeen ne ñoo ngi ci contexte pandémie bu doy waar boo xam ni même rajo scanner parfois dafay dimbali sax ci diagnostic bi. ñaari jéego yu am solo yi ñeel ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram bi nga xam ni dina indi coppite bu am solo ci ñeewal ni ñuy doon saytoo wér-gu-yaramu askanu diwaanu Matam rawatina ñi feebar te cas grave wala sax ñiy loru ci accident yi te nag li ci tegu itam directeur hôpital bu bees bi ñu fi indi mu war a yore administration bi chirurgien de formation la ba jël na dogal ni dina solaat blousam ngir jàppale waa bloc bi.
Ali Bandel Niang diwaan bu Matam bu ñu fa jugee ñu dem ca Thiès kaay foofee nag jàppaleen ne ñiy yëngu ci wàllu njaayum ginaar jamono yi nag ñu ngi ci bëccëg bu bëccëg seetagul ndax itam jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy jànkonteel naka noonu itam xam nañ ne jàngoroy mbas mi daal na indi yenn ci ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di njaayum ginaar yi ginnaaw itam grippe aviaire wi nga xam ne gis nañ ko diwaan bu Pout ak yokku njëguk aliment bi ba tax ñoom ci seen bopp ñuy yëglu suñu ay ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa toogal télévision Futurs Médias dem nañu daje ak ñoom Cheikh Anta Diop say latiir fii ci diwaanu Thiès ñi yëngu ci wàllu yaram ginaar de nee nañ ñi ngi ci njàqare ndaxte ñi ñu duppee producteurs yi ndaw yi daanaka mënatuñoo jaay fenn seeni ginaar ginnaaw bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ak couvre-feu bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci diwaanu Thiès. crise yoo xam ne léegi dafa dem ba perte d'emploi yu bari di ci am ndax lan parce que mévente boo xam ne bi lee jaar na fi concurrence yi nga xam ne moom lañ jàppoon ni moom la surproduction boo xam ne dem na ba marché bi attanu ko corona bi dugg si li gën a yokk suñu problème mënuñu sax déplacé wu pour mën a dem ci suñu poulailler ndax suñu liggéey li ci bari guddi lay doon kër ku sedd lay doon heure bi ngay jàppee ginaar gi heure bi nga koy soqee heure bi nga koy yóbbee fi nga xam ne fi la ci ñu traiteurs yi heure bi nga xam ne consommateurs yi ñoom ñoo ko war a di emploi li ci ëpp presque lépp guddi lay doon nañu yokk heure bi nga xam ne mooy état d'urgence bi buñ ci mënee yokkaat yeneen 2 heures de temps pour que nit ñi mën a lekk. rax ci dolli nag yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni daanu na seen kaw feebar bii nga xamante ni moom lañ doon dégg fële ca Pout ci benn ferme tax na nag ñu bëri ragal. mu nekkoon à Pout ci benn poulailler muy H5 bi N1 bi couvoir yi ak les provendiers ñoom ñëpp dañu am problème. aliment bi nga xamante ni moom la ñuy jox ginaar yi de yokk bi ñu ko yokkit ngaañte la ci ñoom. taxes yi nga xam ne moo nekk ci aliment bi ak ci poussin na ko état teggil ñu ko ba lii weesu. jamono yi nag yarkatu ginaar yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp jóg nañu taxaw nee nañ lii bu ko nguur gi seetaane yaram ginaar de dina gën a suux fii ci réew mi. Cheikh Anta nekkul ne ñi yëngu ci wàllub njaayum ginaar rek ñoom ñooy yëg jafe-jafe wala boog njeexital yi nga xam ne jàngoro coronavirus daal dina koy am waaye teewul doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew mi nag ñenn ci ñoom ñu ngi wëy ba tey di ñàkk sàmmonteek ak li nga xam ne moom la waa kër docteur di santaane ci la jamono tax na itam ñu daal di samp ab laaj ana yan matuwaay la ñu war a jël ci wàll wi lépp lu mu ci mënti doon Ibou Diouf def na ci ab gëstu ñu seetaan. ñi xam-xam màcc jëm ci wàllu faj ci kër docteur yi saa su nekk ñu ngi koy fàttali askan bi mbas mi di coronavirus jógeegul Sénégal jamono ji nag foofu ñu gën a farlu yokk taxawaay bi ñu mës a am ngir jële ko ci suñu réew jële ko ci biir àdduna bi loolu nag lañu seetlu jamono ji bari na ñoo xam ne rek liñ doon def ngir aar seen bopp bari na ñoo xam ne lu bari dañ ko ciy fàtte jamono ji moo ne day bés bu nekk ñuy sàkku ci askan wi ñu gën a farlu yokk def kem kàttan ngir li nga xam ne mooy mbas mi ñu mën ci moytu bés bu ñu yeewoo di seetlu ne nag jafe-jafe yi bàyyeekoo ci coronavirus wiy sonal Sénégal ñi koy am tamit di yokku dañu duppee cas communautaire maanaam ñi ko am te xamuñu fuñ ko jële bés bu nekk di yokku tamit fële ca service de réanimation bés bu ñu xëyee rek gis ñeneen ñoo xam ne dañ fa ñëw rek ngir ñu taxawu leen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur yi jamono ji ñu ngi def kem kàttan ngir jële fi mbas mi noonu day nemmeeku nañ ne bari nañu wër ba dellu seen kër terewul nag farlu bi moom foo ñu yokk ko bu baax a baax ñu ne nag am na loo xam ne jotoon nañ ko soppi ci dogal yu kilifa yi jëloon ngir fexe ba askan wi moom mën a mucc ci bile feebar loole nag am na luñ ci teggi aslëf terewul nag ñenn ci askan wi moom nañ daan doxee démb ba léegi ñoo ngi ca lu bokk ci loole nag bokk na ci masque yi ñu bëri dañ koy fàtte moo ne day docteur yi ñu ngi wax ba léegi ñu ne nag jamono ji moom jot na ñu yokk farlu bi. diwaanu kat Tambacounda mbokk yi jàppale ne nag benn camion citerne képp dong la am woo xamante ni daal nañ koy jagleel service yu eaux et forêts yi nag mu ñeel lépp lu soxal xeexub daay gi ba taxitam Adja Dieynaba Sidibé wi nga xam ne moom moo yor kàddu jigéen ñi ca wowle gox nag di naqarlu bu baax a baax lu ni mel Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou.
fexe ba soqali ak yeesal lépp lu jëm ci wàllu kuréel yi nga xam ne dañuy xeex daay yi nekk na li nga xam ne lu am solo la ci gis-gisu ki nga xam ni moom mooy présidente nationale bu DIRFEL directoire des femmes en élevage di Adja Dieynaba Sidibé ci gis-gisam nag nee na diwaanu Tambacounda benn camion citerne moo nekk ci eaux et forêt loolu nag nekk na lu néew lool ci jamono ji nga xam ne dañuy ragal lépp lu jëm ci wàllu daay yi nga xam ni dafay yàq àll bi. ndax jur gi bu demee ba yooy njogu yàpp day cher ganaar rek nit mënu koo dunde kon ñu ngi ñaan waa eaux et forêt demoon naa ci inspecteur régional mu won ma ne benn citerne moo fi nekk damay ñaax comité de lutte contre les feux de brousse nañu leen gën a ñaaxaat le restaurant du cheptel àll bi bu lakkee rek jafe-jafe am jafe-jafe bu amee mun na régénérer sax conflit entre autochtones et transhumants problème yi ngay dëgg yépp foofu lay jóge. ci assemblée générale extraordinaire biñ doon amal jël nañu nag kii di Pape Bande Dièye daal di ko tabb mu nekk président wu cadre régional concertation des ruraux mu lëkkale béykat sàmmkat ak nappkat yi nekk ci diwaanu Tambacounda. liñ doon jëflanteel su luuma yi te luuma yi yëpp ñu interdiroon ko y avait des pertes sèches am na ñenn ñi nga xam ne luuma yi lañ daan dundalee bis ba bis dellu si seen i kër loolu amul yaa ngi dëgg jot nañu nag ay dund jot nañu tamit leneen ay jiw ak lépp. état bi jàppale nañu ak d'autres partenaires mais teewul loolu mënul remplacer li ñu doon am donc mais teewul yàlla may nañ nawet bu baax su yenn gox yi. ñu mën a jàpp itam cadre régional de concertation des ruraux CRCR bu Tambacounda daal di nañu delloo njukkal seen président d'honneur muy Doudou Diagne. mbokki société pétrolière bi di Woodside nag nga xam ne moom moo war a exploiter pétrole wa nga xam ne moom moo nekk ca Sangomar daal nay sopp lu tolloog ñetti milliards ci lépp lu ñeel données fiscales yi nga xam ne nag moom la ñu daal di fësal ci rapport yu mujj yu initiative pour la transparence dans les industries extractives naka noonu itam waa ITIE di ñaawlu bu baax a baax faible bi nga xam ne woowule volume daal dina koy faible lu mu ci mënti doon ñu teewlu docteur Moustapha Fall. xam ngeen ne moom mooy chargé des affaires juridiques bu ITIE dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. jëlee entreprise bi nga xam ne moo nekk fii tey jii nii mu ñu tuddee ko Woodside mu war a démarrer production ci wàllu projet Sangomar gis nañu entreprise boobu li mu fay ci wàllu impôt dañ ko xayma nekk na ci ñetti milliards léegi wàllu contenu local lu gis nañ ne bu fekkee entreprise Woodside ci li mu soxla gis nañ ne daanaka 2 milliards rek mooy dem ci maanaam li fi nekk ci li ñu tuddee ay locaux léegi beneen bi ci topp nag gis nañ ne entreprise bi dafay def lu ñu naan dépense sociale bu ñu naan dépense sociale nag mooy nan la ñuy atténuer les impacts fexe ba communauté yi ñu am fu ñu leen di jagleel moo xam soutien bu ñu soxla moo xam tamit ay infrastructures yi nga xam ne ñoom mën nañ ci dugal seen loxo loolu bi ñu ko gisee rapport wa ITIE wane na ñoom joxe nañ 231 millions waaye beneen bi ci gën a am solo tamit ñu war ko fësal mooy gis nañu entreprise boobu bokk na ci entreprise yi néew di génne li ñu naan étude d'impact environnemental moom génne na ko loolooy tax ñu xam bu démarrer askan bi nan la leen di impacté ak tamit bu leen impacté yan jumtukaay lañ taxaw pour mën a atténuer loolu wala jëm ko compenser daal. jàppale ne comité national bi nag ma nga woon ca diwaan bu Fatick ngir daal di fësal la ñu daal di rek xëppi wala bokk junju ci rapport bu atum 2019 naka noonu itam xam ngeen ne mbas meeg tolluwaayam ci mim réew tax na woowle ndaje ñu daal di koy amal daal di càmmonteeg lépp li nga xam ne moom la waa ko docteur daal di santaane ci wile jamono. ñu wax ci leneen mbokk yi leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar di génn ko àddina Cheikh Mohamed Maleen Ould Cheikh Beya ni ki démb la daal di génn àddina xam ngeen ne moom moo nekkoon xalifa général bu Cheikh Beya Aydara ci atum 1992 ba suñu joon yàllaay tey ni ki tey ji dañ ko jébbal boromam fa nga xam ne moom moo di ca Nimzaat bu juróomi waxtu jotee suñu ndaw la nga xam ne moo ñu teewal ca diwaan bu Thiès daal dinay dem siq ab waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu daal di ñuy xamal la ñu xamoon ca jëmm joojee nga xam ne jot nañ fay dëddu Ousseynou Diop. wasila Cheikh Mohamed Mal Ayni Ould Cheikh Beya nekk ku tedd nekk ku sell ku nga xam ne tey alam bi jooy na ko lislaam bi jooy na ko xadra bi jooy na ko tey moo wujj boroomam nu fas yéene ko yóbbu Nimzaat di ko méttit lu loolu méttit mu nga xam ne méttitu sant yàlla lay doon daal ndaxte yàlla moo dogal te yàlla moo ni fa xaalu li ma yuridu lépp lu mu def rek dañu koy nangu. waaye Cheikh Mohamed Mal Ayni Ould Beya seede bi ñuy seede ci moom rek mooy nitu yàlla la jullit xàqan la tàggat na xol yëpp ci kalimatu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah mbiram daraam amul bokkaale
loo wax mun la yàlla ak yonent bi fonk leen seen waajur baat boobu la daggat ci xol yi def ko ci xol yi ba dundam yëpp dal la ko def Mouhamed yaru na mën na nuyoo jox na nit cër taalibe bi am ak bi ñàkk ñëpp la boole def leen benn kon jàmbaaru lislaam moo daanu kon dal googu mu defoon ci ñun démb ak bërki démb ni bu kenn yuux na ñëpp dal moo waral njaboot gi tey ñu dal ànd ak moom fas yéene ko gunge ba Nimjaat tey ñaan yàlla ci barki Cheikh na Cheikh Saad Bou yàlla na yàlla yokku leeram te yàlla xare ko aj amin ci samay kàddu itam groupe Futurs Médias mi ngi koy jàll kullu jullit ñu jàll di jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop suñu ndaw loolee nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Ndar Géej ci mbokk yi ñu jaare fa daal di buural jotaay yëpp xibaar bi dig daje ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc ci lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf kendal ak jàmm